Midi Culture. coowul pétrole ak gaz bi mu mel ni kon fayagul bi la yoon ANPS ak kuréel gi ëmb taskatu xibaar yi nga xam si ñoo yëngu ci wàllum tàggat yaram ni BP da leen di waaj a jébbal ndimbal koret jàppee ko mbirum ger coow loolu ba tey Aliou Sall aw turam fees ca ba tax ñu bëri jàpp ni mën na koo laal ci wàllum politique Assane Ba ne moom gisul loolu te bu fekkee tamit am na ku ca nara loru le du kenn ku dul magam di président Macky Sall fukki réew ak juróom ak organisation yu nekk ci déndu Afrique ñoo doon amal ndaje fii nii ci diwaanu Ndakaaru ngir waxtaane gune yu nuy teel a maye ak mbir yu ca jëm fekk booba kon jigéen ya nekk ca Ziguinchor ne feebaru col de l'utérus moo ngi leen di bëgg a sonal foofee ca Ziguinchor itam taw yu njëkk rot na fa ba jot faa yàq lu bëri rawatina ca marché Tilène li mbokk yak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole yeneen i ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagle la aada ak cosaan mu gën caa fës kon festival culture urbaine bi door ni ki tey ji ci àllarba ji ca maison culture Douta Seck kaddu directeur ba di Amadou Fall ba nataalu Tidiane Anne ak gan gi buñ ko faram-fàccee ba noppi Midi Culture day buur ñu ñaanalante daaw dëggay moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ciy feggoo ak Kati Ndiaye Kati maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou di nuyu mbokk auditeurs yi internet yi ñuy suivre. mi ngi noonu nañ leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi mu di kon coow li jib ci pétrole ak gaz bi mu nekk tamit mbir moo xam si daanaka fayagul bi la yoon sax ñi mu daal di laal moo di ANPS di kuréel gi yëngu gi nga xam si moo daal di ëmb taskatu xibaar yi yëngu ci wàllum tàggat yaram ñoom nag li ñu daal di xamle moo di waa BP da leen a jébbal ndimbal wala sax da leen di waaj a jébbal ndimbal korel nag di tamit kuréel gi nga xam si ñoo leen di bàyyi xel daal di koy jàppe ni mbir la moo xam si ger da caa daal di laale Pape Madiakhate Sarr. li waral coow lu yëpp mooy koppar yi nga xam ne BP Sénégal daal nañ koy jébbal waa ANPS di kuréel gi ëmb taskatu xibaar yi yëngu ci wàllu tàggat yaram ngir jàppale leen ko ci Coupe d'Afrique des Nations bu football bi fas yéene amee ci réewu Égypte waa koret jàpp ne ndimbal googu jamono ji mu egsi moo tey seen xel Mamadou Thior moo yor seenam kàddu. coow li bëri na trop fan yi si suñu réew mi te BP dafa laal ci coow loolu mooy coow pétrole beeg gaz beeg yooyu nit ñi nga xam ne seen dañu xaw a gàtt gis-gis neneen lañ koy gisee te loolu ñun loolu lañ ciy bañ. génnuk waa koret yooyu le merloo ba futtu waa ANPS ñi jàpp ne seen crédibilité lañu bëgg a nasaxal Abdoulaye Thiam. sunu signature bi gars yi gis keroog sunu diggante ak BP def nañ ko xaatim nañ ko depuis très longtemps ñeneen ak yeneen responsable yu nekk ci médias yi sunu ay doyen jot naa discuter ak ñoom ku nekk ñii jox nañ ma xalaat bu dem nii beneen jox ma xalaat bu dem nii. koret ne déglu na bu baax tontuk waa ANPS rax ci dolli di leen artu nag ne bu nu leen wax dara ëllëg bu mbir mi lee génnee ay jafe-jafe. ANPS daf ñu xaw a dëgër bopp ci mbir mi te faw nag correct la mu war a def mu def ko mais jar woon ñoom seen tontu bi au lieu ñu tontu ci àlli kalaj bi ñuy indi ay yeneen problème yoo xam ne loolu jaru ko woon ñoom ñu waroon a def nañ maanaam wax leen suñu position de principe maintenant ñoom ñooy xool bu ñu jëlee xaalis ba wéy ceeg ñoom parce que ëllëg la ñuy bañ ëllëg bu ci leneen amee bu kenn ñoo naan correct taxaw woon. coowal marché pétrole yi ñu jébbal waa BP fii ci Sénégal daan nay wàlliyaan si ci ëttu tasukaay xabaar yi fii ci Sénégal ginnaaw koppar yoo xam ne entreprise pétrolière bi daan na koy jébbal waa ANPS coow lii nag ñenn ci taskatu xibaar yi jàpp ne lenn waralu ko lu dul ñàkk déggoo gi dox diggante njiital CORED ak njiital ANPS. Pape Madiakhate Sarr mbir moomee di coowul pétrole bi mu mel ni turu Aliou Sall jib na ca lu bëree bëri. jib na ca lu bëri ba tax na rek ki nga xamante ne moom moo di Assane Samb moom nag yëkkati na ay kàddu rek jëm ci li ni mel di xamle rek ne bu dee ci wàllum politique li mu mën a yàqal Aliou Sall du doon lu bëri waaye kii di njiital réew mi am Macky Sall nga xamante ne mag la ci moom nag moom la nar a yàqal lu ca bëree bëri moom taskatu xibaar bi nga xamante ne ab analyste politique la mi ngi waxtaan ak Serigne Saliou Seck ci mbir yi. xëy na moom ambition fi mu nekk nii rek mu ngi ko wane ci wàllu élection locale ci wàllu géejawaay mu gañe ko presque ñaari yoon donc mën na ko bañ a sonal lool foofu ndax élection locale moom dafa am muy bindoo waaw ne nit ñi moom boo yoree moyen wala nga nekk ku am pouvoir ak ku am moyen dafay souvent dañ lay voter dañuy gëmm voter la donc du ko sonal trop ki muy sonal xëy na mooy Macky Sall voilà Macky Sall le frère am lay sonal bu baax a baax parce que crédibilité bi mu waroon am si opinion bi ak aussi bien opinion nationale
nationale ak opinion internationale crédibilité boobu maanaam sañ-sañ sag boobu day xaw a xawee sag boobu day wàññeeku bu baax a baax a baax a baax donc loolu moom Aliou Sall mën na ko bañ a sonal local bon élection la xam nañ ñëpp ni mu demee affaire moyen la affaire proximité nit ñi ay yaakaar dañuy am ci yow donc mën na ko bañ a sonal mais buñ demee nag ba war a jéggi àgg ci frère am ci impact bi muy war a am ci frère am dafay grave trop parce que partenaires yi sax mën na jouer si ñoom surtout Farba Ngom mu ngi wëlbati ko naan bon man corrompre nañ ma yu mel noonu dafa mel ni entourage président dafa am corruption bu ci am yooyu yëpp day wane rek ni ak tilim boo xam ne bu yàggee dafay gàttal deru président ci boppam andil ko ay problème par rapport ak niñ ko wege woon sur le plan national ak sur le plan international. nekkoon kàdduy journaliste analyste politique bi le di Assane Samb ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-benni simili. King FM partout et nulle part ailleurs. ñu wax kon ci sommet bu njëkk tey lëkkale kon organisation ak réew yu bëri yu nekk ci dénduk Afrique ngir daal di gën a xool nekkinu jigéen ñi. nekkinu jigéen ñi lañu gën a bëgg a xool waaye xeex itam li nga xamante ne rek moom mooy jigéen ñi xarafal ak xale yu ndaw yi nga xamante ni ñu ngi leen di may rencontre bi nag ci diiru ñetti fan lañu ko nar a amal tàmbali ko ni ki tey jii ngir rek indi ay solution ci xeex li ni mel fileek atub 2030 Kumba Ba moo nekkoon ca cérémonie ba. ndaje mi li ko tax a jóg moom mooy fexe ba xool naka la ñuy def ba li nga xam ni moom mooy xarafal jigéen ak it mayeegu teel yi ci xale yi ñu mën koo bàyyi fii ak atum 2030 ki ko initié di ONG bi di Save Hands for Girls Saïd Mati Diaw moom mooy coordonnateur bu bile ONG. gouvernement seen commitment tamit ñu ngi try pour gars yi gën a def commitment du wax ne nag nañ ko bëgg nañoo xeex li nañ def li de bëgg nañ gars yi yokk si loi bi bëgg nañ gars yi dugal xaalis parce que gouvernement africain yeneen yu bëri dañuy bàyyi international organisations yooyu pour ñuy dugal xaalis soo bëggee faj sa soxla yow yaa war a dugal sa xaalis. donte combat bi du lu yomb ndaxte point yi mu laal yu sensible la yu ci demee ni wàllum aada waaye it wàllum diine waaye teewul ñoom fas yéene nañ ci dem ba jeex. xam nañ ne lu sensitive la xam nañ ne yàgg na fi xam nañ ne tradition boo xam ne ñu ko góom bëri na waaye ñun duñ dem rek ne la nit yi bàyyi leen ak yooyu dañuy waxtaan ak ñoom wax leen health problems yu fa nekk maanaam seen wérgu yaram la wax leen naka la moo tax ba xale parce que jigéen xale nga jël xale rek nga dem joxe ko mu sëy xale bu ndaw koo xam ne amul xaalis amul naka la ñoo yaramam bi mutut amul naka la ñoo take care of children loolu da ngaa gis ne loolu daf leen a isil trouble. bi la yoon nag ab fatwa la ñu daal di jël lancé ko ndax wan adduna bi yëpp ne lii di xarafal jigéen ak it maye bu teel ci xale yi du benn diine boo xamante ni bii ànd na ci imam Ababacar Sow jóge ba Tambacounda ñu woon participer ci bile sommet. olof bu fekkee góor la dugal néegu góor lañu koy wax waaye bu fekkente ne jigéen la olof amul ci langue boobu lu ñuy wax dugal néegu jigéen li mu baaxoo ci olof mooy sëy l'islam daal dowul loo xam ne ci dañuy sukkandiku pour mën a xarfal jigéen. projection film bii di Jahaz Promise moom moo jeexal bi leen ndaje ci biir film boobu nag ñu ciy wane dunduk benn xale bu jigéen bu ñu forcé woon may ko jëkkër waaye nag mu mujj a génn ci sëy ba taxawal ab ONG moom it di xeex lépp lu jëm ci xoxatal ak discrimination ñeel jigéen ñi. Kumba Ba ci jigéen ñi la ñuy des ba tey kon ak jafe-jafe yi nii dund waaye bi la yoon ca Ziguinchor. ca Ziguinchor lañ jëm nag nemmeeku nañu fa ne lii di cancer du col de l'utérus nag bëri na fa ndax lu tolloog juróom-ñaar fukk ak juróom yi % yi jigéen ya fa nekk rek gis nañ ci ñoom bi la feebar te fi mu nekk nii feebar ba avancé na ba ñu ca ëpp sax duñu daal di mën a faju li waral li ni mel rek moom moo di ñàkkum équipement ci seen centre yi waaye itamit ñàkkum personnel ngir rek daal di faj wala indi ay traitement jëm ci feebar bi ni mel hôpital régional bu Ziguinchor nag daal dinañu organiser ab campagne de dépistage ngir rek saytu jigéen ñi ba xam ne te am cancer du col de l'utérus suñu correspondante Angel Seck foofu la ca Ziguinchor. jigéen ñi nga xam ne ñi ngi yeewoo fii ci Ziguinchor tey wéyee feebar bi di cancer du col de l'utérus ñi ngi ci jaaxle ndax amuñu ay jumtuwaay yu ñu leen fajee naka noonu ay médecin docteur Assane Dione mooy gynécologue obstétricien ci hôpital régional bu Ziguinchor. mën nañu wax ne soxla bi sax dafa jéggi dayoo fi mu ne nii ONG bi ñëw nii pour jàppale ñu femmes yi jusqu'à présent ñu ngi leen di diagnostiquer cancer yu évolué alors que fi mu ne nii waratuñ yegg foofu te dépistage boobu rek moom moo ñu ci mën a jàppale bañ a see egg ci stade de cancer yooyu proportion bi rëy na doy rëyaay boo xam ne foog ñu jël ci ay matukaay pour wàññi boobu taux 75% yi day fekk ñu yegg stade bu avancé ce qui fait que le plus souvent dañ leen di évacuer donc pour ñu mën a mucc ci loolu nag moom dépistage bi rek moo ci mën dara te fi mu ne nii
jumtukaay yi ñu am pour dépister bëri nañ. soxla bi jàmp na lool ba looloo waral hôpital régional bu Ziguinchor organiser benn campagne de masse de dépistage pathologie boobu noonu Mariama Sow Sissoko mooy chef service administratif et financier hôpital régional de Ziguinchor. war nañu mën a louer benn partenariat pour au moins ñu xool nan la ñuy dépister ak lu ñu naan fagaru ba cancer col de l'utérus wàññeeku loolu moo tax tey ñun daal ñun ñëpp ñu mànkoo pour dépister famille volontairement et amul benn fay donc nga xam ne dinañ permettre ñoom ñu xam seen bopp te ku xam sa bopp defe naa di nga gën a mën a xam foo jëm. ci téeméer ak fanweer ak ñett jigéen ñi ñu consulter juróom benn lañ ci jël en charge benn cas moo ci xaw a critique moom lañ yóbbu ca Dakaru Ndiaye ngir ay analyse médicale Angel Seck Ziguinchor King FM. di ko jaajëfal bu baax a baax Angel Seck di sunu ndaw la nu teewal kon foofee ca Ziguinchor itam la ñuy des ba tey mu mel ni kon seen ay taw yu njëkk daal dina fay rot ni ki démb. daal dina fay rot ba tax na rek commerçant yi féete ca marché Tilène daal dina ñu mer ba futtu li ko waral rek moom moo di lakk-lakk gu métti googu amoon ca weeru août bi ñu weesu taxoon rek ba ñenn ñi ci autorités yi xam leen ne dinañ leen ci dimbaliwul leen ci benn yoon ba tax na rek taw yi ba mu tàmbalee dafa daal di ñëwaat indi leen loraange gu ëpp rek la fa daal di amoon ba tax na rek ñuy daal di xamal ñi nga xamante ne ñoom ñoo di autorité yi ñu jóg ci li ni mel Ousmane Faye nekk président du collectif des commerçants bu marché Tilène bu Ziguinchor mu ngi ci micro Wangel Seck. xamal leen ni wax dëgg yàlla lii metti na ndaxte ay ndaw ñoo fi ne di daan seen doole ñu dem ba li ñu ñàkk yëpp ñàkk ko bàyyi leen ci ay trottoir bàyyi leen ci ay mbedd yi nga xam ne ay ravin lañu ñu nekk fa di jéem a kos-kos yi ba jógaat yàlla xam nañu moom nawetu Ziguinchor wax nañ leen ko ñoom autorités yi nee nañ leen Ziguinchor bu tawee liñ fi ñu nekk baaxul nañ jéem a seet mais jusqu'à présent yaakaar naa buñ ñu dégloo itam dañ ñoo dégloowul ak xel ndax sottiwul ba yàlla ñëw na indi lu mu indi métti dekkati na ci kaw xele yi nangul nañ ko ndax ndogalu yàlla la te xele yi aussi dal nañ waaye li ci mun a nekk itam administration commune nañ jóg xool lii ndax ñu seet niñ ko saafara ndax métti na ci xele yi métti na ci commune métti na ci Casamance yëpp nañ ñu dimbali defaraatal ñu suñu marché mënuñu ko waaye nañu bàyyi xele ñu dellu fi ñu nekkoon ndaxte fii kenn mënu fi topp vole fi jigéen ñi nepp ndox kese la fii li fi newoon far bu ngelawee dara du fi des liñ fi mosoon def yëpp yàquwaat na kon nag ñi ngi ñaan ñu ko xam ne am nañu baat muy administration muy commune muy bonne volonté yi nga xam ne mun nañu jottale président de la république ak njabootam li xew Tilène ñu jottali ko mu xam ne lii du lu mun a xaar du lu mun a toog nañu dimbal defarul ñu suñu marché mënuñu ko ngir yàlla ñu delloo ñu suñu terrain. nekkoon kàddu yi Ousmane Faye jiite kon kuréel gi nga xam si moo ëmb jaaykat ya nekk ca marché Tilène ba nekk ca Ziguinchor Midi Culture 12h12. bàkk boobee kon xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi di sa Préra maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ Saliou Seck maa ngi lay nuyu Kati Ndiaye. maa ngi lay fay di sa Préra ñu tàmbali rek ak Mali ab attaque nag jot naa def lépp fanweeri doomu aadama yu ci ñàkk seen bakkan ak ay gaañu yu bëri. lu toll ci fanweer ak juróom-ñetti doomu aadama ak ay ñoo xam ne ñu bëri ñoo xam ne dañoo blessé loolu moo tukkee ci ab attaque boo xam ne am na ci benn village bu nekk ci dëggu dëkk bi ñuy wax Mali loolu nag. ab bilan provisoire la attaque yooyu nag ñu ngi ci joxoñ baramu tuuma ay terroristes le 7 juin bi passé ci guddi gi ci la ñu attaqué dëkk bi ñuy wax Gango Fani ak beneen dëkk bi ñuy wax Yoro loolu nag nekk ci commune bi ñuy wax Koro nag nekk ci frontière u diggante Mali ak Burkina Faso loolu nag ki ko xamle mooy benn communiqué bu tukkee ci gouvernement malien rawatina ministère de l'intérieur ak du territoire bu gouvernement bu Mali Kati Ndiaye. L'ancien président Yaya Boni nag fi mu nekk nii la dina jàkkaarloog yoon. waaw ginnaaw ay jafe-jafe yu bàyyeekoo ci élection yi nga xam ne amoon na fa jamono yi passé ki nga xam ne mooy justice bu Bénin ñoom nag li ñu bëgg mooy jël ay li ñuy wax ay mesures coercitives ngir jubanti ki nga xam ne mooy Yaya Boni moom nag moo fa nekkoon président laata président bu bees bi avocat yi nag nee nañu lépp lu ñuy joxoñ baramu tuba kii di Yaya Boni dara amu ci li ñu bëgg rek mooy fexe xanaa ba naxasal ko ci wàllu politique parce que dafa bëggaat ñëw doon nag président ca réewum Bénin. foofule ca Japon suuf sa yëngu na ba tax rek am nañu ci am ay gaañu. waaw ñu natt ko ci 6,4 mooy degré bi nga xam ne mooy suuf si yëngu su foofu ca Japon loolu nag du lu fa bees waaye nag bi yoon yëngu googu taxatu ko metti noonu waaye nag am na quelques nit yoo xam ne jëlee nañ si ay gaañu yu léger mën nañ see natt fukki ba jàpp fukki nit ak juróom yoo xam ne ca nord ouest bu Japon la xewee te ñooñu nag fi mu toll nii yóbbu nañ leen ca ab l'hôpital ngir téye leen foofee.
foofu la ca Indonésie la ñuy jeexalee nag ab bato moo fa suux lu tolloog fukk ak juróom-ñett doomi aadama daal di ci ñàkk seen bakkan. waaw loolu nag mu ngi am ginnaaw ba ab bateau daal di yebee 70 personnes 70 passagers daal di soox ci île bi nga xam ne mooy île de Java loolu nag mu ngi am barki démb ci guddi juróom-ñetti nit nag lañ ci repêché jàpp nañ ne ñoom ñoo faatu waaye bateau bi defoon na 70 personnes mooy juróom-ñaar fukki nit ñi si des nag kenn gisagu leen. bëri woon na ci nag ay gone yoo xam ne dañ doon jàngi ci ab l'école bokk na si ñi nga xam ne ay victimes lañu fi mu toll nii nag ba tey juróom-ñetti nit yooyu la ñu gisagum waaye ñu ngi xaar bilan bi comme que bilan provisoire la et autorité ne nañu xëy na mu am yeneen nit yoo xam ne dinañu feeñ ci li nga xam ne mooy naufrage boobee foofu la ñu ndar keppee sax li nga xam ne mooy tàggatu xibaaru bitim réew yi. jërëjëf di sa frère doon faram fàcceel kon xibaaru biti réew yi tàggat yaram a ngi soog a ñëw gannaaw bàkk bi lay doon. Tout de suite le sport. Now sports. xibaaru tàggat yaram ak ñun ci studio bi Papa Madiakhaté Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax sëñ Saliou di nuyu Kati Ndiaye ak ñi ñuy teewlu. maa ngi lay fay Papa dañu koy daal di tàmbali rek ak CAN 2019 waa Sénégal rek ñu ngi dalal xelu askan wi jëm rek ci couverture électrique. noonu la ñu ko xamee moom jiital général di directeur général bu Sénélec di Pape Demba Bitèye moo yëkkati yile kàddu di xam ne courant bi dina doy sëkk ngir askan wi mën a seetaan Coupe d'Afrique bi moo xam jongante équipe nationale bu yu Sénégal bi la wala yeneen jongante yi loolee mu ngi ko xamle ginnaaw boo moo amele ak tukki foofee ca Ziguinchor ñu teewlu ko ak suñu ndaw lañu fa teewal di Angel Seck. jël nañ matukaay yu si war yëpp gis ngeen centrale bi buñ ko visité maa ngi wax directeur production ne ko vraiment centrale bi sax moo gën a moo gën a rafet centrale u Dakar yi buñ ko xoolee même côté machine yi ni ñuy dawee ak yooyu noonu yëpp jël nañ disposition si côté distribution bi également réseau bi le planning de maintenance nit ñaa ngi koy respecté nu mu waree yaakaar nañ ne daal suñu amul ay agression si suñu ouvrage yi yu ñu sonal lool dinañ gën a améliorer qualité distribution ndaxte loolu investissement yi def nañ ko maa ngi wax rek ne projet yu ñu fiy déroulé c'est presque 500 kilomètres de ligne moyenne tension lañ fi nar a def 1000 kilomètres de réseau basse tension plus d'une centaine de postes yoo xam ne dinañ ko def si dëkk bi pour que fu client nekk rek courant lu poste bu ko war a jox courant gën ko jege loolu noonu yëpp pour améliorer qualité de service bi la et donc yaakaar naa ne suñu amul ay agression ouvrage yu métti donc dinañ war a mun a joxe courant bi normalement ba nga xam ne population bi pendant la Coupe d'Afrique ak nawet bi yëpp dinañ mun a gis seen bopp am qualité de service bu méngoog lu ñu soxla. mu ngoog mu nekkoon ay kàddu ak Pape Mademba Bitèye di directeur général bu Sénélec di dalal xelu askan wi ne courant bi dina doy ngir ñu mën a seetaan Coupe d'Afrique bi ci jàmm. ñu desandi ba tey rek ci CAN 2019 bi gaynde yi nag ñu ngay wëyal seen préparation foofu la ca Caire. ca Caire di capitale bu Égypte démb ba tey ñu nga fa moom Sadio Mané ak ay naataangoom amal nañ fa sax seen entraînement bu njëkk ci capitale bu Égypte bi Krépin Diatta moom bokk ci gaynde yi daal cay prox ndollu di fësal rek la nga xam ne fas yéene na ko indi ci milieu terrain wu équipe nationale bu Sénégal ngir rek ñu mën a am ndam Krépin Diatta ñu teewlu ay kàddoom ci micro sunu ndaw yanu rek ndaw groupe Futurs Médias ya nekk ci Égypte. yor nañ équipe bu baax ay joueurs yi compétitifs ñoo fi nekk joueurs yi mag la ñu yor donc voilà man maa ngi door a ñëw si tanière bi maa ngi jàng si ñoom donc voilà c'est le moment je pense pour acquérir de l'expérience à travers mes aînés voilà si yoon boobu laa nekk et puis di ñaan mu continuer titulaire ça va comme joueurs yi yëpp yeneen joueurs yi jaar nañ fi nekk titulaire donc ça veut rien dire pour man moom mais tant que maa ngi jouer je vais donner tout le maximum de moi pour milieu bi moom je pense que mosuñu am problème au milieu parce que ay joueurs yu mag rek lañ fi yor ay joueurs yu baax a baax donc voilà ñoom ñëpp ay joueurs yu baax lañu et puis man dama ñëw pour aussi amener sama grain de sel nekkul loo xam ne lu extraordinaire la wala ki dama ñëw pour liggéey donc voilà si yoon boobu laa nekk fekk naa fi ay joueurs yoo xam ne ils ont joué pas mal de temps à l'équipe nationale et puis ñu ngi may boot ñu ngi may won yoon bi donc voilà